leen sant bu baax a baax tey dama ñëwoon fii ci maison de la presse ngir joxe sama décision ci délibéré bi nga xam ne joxe nañ ko ci le 16 septembre ca Paris muy tribunal correctionnel bi. gis naa ne jugement bi daal ak procès bi awul yoon du procès boo xam ne respecté na suñu àq ak yelleef ndax man ba ma demandé nañ ko dàqaat ba sama avocat yi nekk fi mu maître Moussa Sarr ak maître Ali Fall mën a fekkee ko dañoo bañ waaye dogal bi yëpp dafa amul benn logique ndax dogal bi dañ ma ne man mii Lamine Diack moo ma yebal pour may wuti xaalis ci ay nit ñu ne émissaire la donc ci ñetti infraction dañ ne complice de corruption passive complice de corruption active complicité de recette loolu la ñu wax waaye teg nañ ma daan yu gën a métti yu Lamine Diack ñaari yoon donc mooy wane ne li ma demul wuy ji France moo tax ñu daan ma daan bu gën a métti ndax jàpp nañ ne dama défier seen autorité wala le fait que ñëwuma mais ñëw na yebal naa samay avocat janvier Ali Fall ak Moussa Sarr ñu fekk fa Antoine Boquier ñu constitué wu nekk ci dossier bi loolu wane na que ñun coopéré na ñëw nañu moom fii commission rogatoire déglu nañ ma ñaari fan fanweeri question ak juróom la ñu joxe ma tontu yëpp ñu jébbal ko France ñu dugal ko ci dossier bi kon nag coopéré na waaye Russie ki tudd Alexei Melnikov ak ki tudd Valentin Balanichev ñi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo bokk nekk ay nit yi ñuy àtte ñoom ñëwuñu yebaluñu kenn mu nekk fa ñu teg leen daan bu gën tuuti sama bos sama daan seen teg kenn ki ñu ko teg daan ñetti at alamaanuñ ko ka ca des ñu ngi ko teg ñaari at te ñoom li ñuy tuuma ñoo ko def te ñu xam ne ñoo ko def ñoo ko organisé waaye ñun ñu ber ñu bëgg ñoo singili mag Lamine Diack alors gis naa ne tamit Habib Cissé ak Gabriel Dollé nga xam ne ay doomu France lañu ay français lañu ay sursis lañu leen teg kenn ki 3 ans de sursis kenn ki 2 ans de sursis kenn ki alamaan pendant téeméer ak ñeent fukk junniy euro kenn ki téeméeri junniy euro jeex na leen nag après ngeen wéy waaye nag sénégalais yi moom Lamine Diack ak doomam moom luñ ci mën dóor nañ ko donc loolu laa ñëkk gis la ca des mooy dañuy tuumaal ne dañoo détourné xaalis ci recette de sponsoring ñi nga xam ne ñoo ma jox mandat ma wuti xaalis pour le compte de l'IAF ñoo xam ne la kenn dégluwu leen kenn mosu leen déglu kenn attewu leen kenn dégluwu leen waaye ñu ne ñooñu laa àndal complot pour détourner xaalis IAF ci système boo xam ne Lamine Diack moo ko mettre en marche dañuy wax lu leen neex détournement ak ay njuuj njaaj yu mel noonu ci fédération internationale mënta nekk Pape Masta Diack wala ay société mosuñoo facturé ci turu IAF mosuñoo encaissé xaalis ci turu IAF man li ma seq ak Densu ak AMS ay contrat wane naa ko tey mandat yi ma jot yu officiel pour VTB pour droit de télévision Chine ak Abu Dhabi dama jot mandat dam négocier ko ñoom lañ ko fay ñu fay ma sama commission léegi nag ñu naan li Massata gagné moo bari waaw man leen waaw maa ko indi maa ko doxi léegi ñu ngi enquête naan dafa jënd ay montre France dafa jënd ay kii France waaw sama xaalis la lew na ma sàccu ma ko dama ko ñàkk kon nag dama gis ne dogal bi ay tappale da cee nekk ak leneen loo xam ne mënuñu ko tudd ndax samay avocat yi nekk France dañ ne yàgg nañ ci droit pénal kenn ki def na ñaar fukki at ak juróom nee na musul gis lu mel nii musul gis procès bu mel nii te foofu lay liggéey te tribunal def na fa ñaar fukki at ak juróom nee na aberration économique la contresens juridique la ndax yii ñuy wax nii mais amul benn sens ñu ne da ngeen def ay pacte de corruption te ñi ngeen ko seqal ñoom kenn du leen déglu ñi déposé enquête ba Richard Pound Craig Reddy Olivier Nigli ñañ ko seqaloon di ko wax Yuri Nagorny ak kenn dégluwuñ ko Sébastien Coe bi mu wutu sam pap ñi seqoon di liggéey ci liggéey bi Nick Davis Essar Gabriel amul kenn ku ñëw wuy si kon nag damay jàpp ne vraiment ñii dañooy defoon enquête semblant enquête la parce que
juróom fukki fan la ñu def enquête bi déclenché information judiciaire enquête dañu ñeenti at ak genn wàll gis ñu dara ci li ñuy wax léegi ñu génnee yeneen tappale di wax ay waxu papa ji nee na lii ci doom ji di wax naan gis nañu benn SMS gis nañu benn email man leen waaye yéen droit pénal li ñuy liggéey da ngay indi ay preuve du ay wax du ay foog naa wala dégg naa da nga naan tuumal nañu la ci lii daj naa ko mu ngi nii teg naa ci baaram boobaa dañuy rëq sa ndig teg daan bi suñu ma ko tegoon tey ne ma Massata gis nañu virement 1,5 million euros ci sa benn compte PMD consulting bu nekk banque sàngam bu boobaa man maay dem directement justice ñu tëj ma kaso ndax dañ ko gisuñu tous bi ci mujj nag mooy bi ñu waxee ne Massata dañ laa bëgg a tere liggéey ci sport pendant 10 ans fukki at dootoo liggéey ci sport boobu laa xam ne nag ñii yemuñu ci bañ ñu rek li ñuy nit ku ñuul wala jéem ñoo sànq mais dañ ñoo bëgg sànq sax ne amatoo droit gañ a xaalis ci sport man def naa fanweeri at ci sport sama papa bi ñuy wax naan Lamine Diack ak Massata seen liggéey bi mais am na ñu ko fekkee 90 la ñu commencé liggéey ba mu nekkee confédération africaine d'athlétisme indil naa ko lu ëpp fukki milliards ak juróom benn ci sponsor ci période boobu diggante 90 ak 2000 ba muy jël IAAF man maa ngi Nigéria di jaay sama football ëpp xaalis téeméeri yoon ëpp njëriñ téeméeri yoon commission yi ngay gagné foofu 20% la 30% ma ñëw 2006 ci ndigalu Baye Cheikh Khady xalifa Daaru Muxti la sama baay seeti ne ko damaa bëgg Massata jàppale ma ne ko baax na comme nag ndigal la ma bàyyi waaye football bi sëñ bi adde yi may jox yi falaakee ji la de neex na trop de sëñ bi ne ma déedéet ndigal la damaa bëgg nga wut barke ci sa baay nga jàppale ko ci liggéeyam ndax nee na liggéey boo xam la ma tàmbali liggéey ak moom septembre 2007 diggante septembre 2007 ak mars 2010 nag indil naa ko lu tolloog 22 milliards juróom-ñetti at yi ñuy liggéey indil naa ko ci téeméeri milliards ak ñaar fukk te moom ak kuréel bi mu doon noonu liggéeyal kii 5% laa koy facturé juróomi pour cent kii 8% laa koy facturé te football maa ngi facturé 20%. kon xañ naa sama bopp li ma waroon gañ ci football pour jàppale ko waaye an lu mu ciy jële ay nit toog fële complot li ñuy complot ñëw naan doom ji day gañe fii di gañe fële waaye li may gañe maa ko indi xanaa même courtier yi jaay kër maa moom sama kër kii dafa bëgg jënd kër ma boole leen su ma leen boolee du ma ci am commission looluy courtage li may def nii ci sport loolu rek la fédération bi moom événement am moom sport am moom ay événement am moom droit télévision am sponsor bi bëgg am visibilité bëgg ñu xàmmee ko ràññee ko ci àdduna bi ma boole leen ñu jox ma sama commission 8%. ñu ne non loolu détournement la sàcc la ndax xaalis boobu ci fédération bi noonu ci ma ne xam ngeen ma yëpp foole la ma demaloon comme ni ko la ñu tam waxee foole ma demaloon ma indi leen sponsor wuti ko dem toog ñetti weer Chine ak Japon ak Corée wër indi sponsor bi tegal leen ngeen naan ma waaw góor jàmbaan nga xaa ñu fay la per jëpp ndax yaay doomu Lamine Diack déedéet maa bañ kon nag la ma def ak la ma seq ak kuréelu bi Lamine Diack jiite du ma woon conseiller marketing président Lamine Diack conseiller marketing fédération bi la woon la ma seq ak Denso AMS ñu ngi fii ay contrat lañu lépp leer fépp lépp jaar ci contrat lépp jaar ci virement bancaire amul dara lu ci lëndëm du benn guerre ay fen la dama koy wax de la manière plus solennelle justice française dafa fen dafa wax lu ko neex enquête na gisul dara léegi ma ngay gën ay tappale naan nañu enquête ci Jeux olympiques yi nañu enquête ci championnat du monde yi waaye ki indi plainte bi agence mondiale antidopage la ana lu ci yoonam ci attribution Jeux olympiques ana lu ci yoonam ci championnat du monde ana lu ci yoonam ci droit télévision ak marketing Sébastien Coe ki wutu sam pap ñëw taxaw ne man tamit damay dugg ci enquête bi mu ne ko yow auditer Monaco mën nga auditer su la neexee waaye attribution mënoo ko auditer ndaxte bokk nga ci ñi voté nga pour kii jàll nga ne non mbir bi leerul woon parce que dégg naa société B ak société bi Qatar yónnee na la xaalis wala Japon yónnee na ma ne xaalis ka suñu ko yónnee dafay contrat am
te su ma jaayee kenn dara fekk lu ma moom laa ko jaay droit yi ñu may wax ne maa ko jaay man lañ ko jox dañ ma jox catégorie yenn yi ma jaay ko donc nag dama bëgg wax sénégalais yi ne tappale yeeg ak wax yu lu noonu jeex na ba su ma déggatee France wala justice française bi wala IAAF wala CIO wala AMA génnee lu dul noonu ci Lamine Diack ak Massata Diack man mii sama bopp naa dal seen kaw dama bëgg mu leer xam naa lu bari mën naa leen wax lu bari Lamine Diack ba su génnoon wax li xew ca IAAF CIO ak ni FIFA ak yeneen combat politique yu bari mais CIO ñëppay daanu donc nag dafa doy tuuma gi yomb na ay gor lañu ay jullit lañu nangu luñu nattu cat du jàmm borom cat de su rayul semmal pexe doomu aadama am na waaye pexe boo xam ne yàlla dogalu ko nga ne par force day am moo leen dal ci ko yàlla jëkk ci Covid bi dëkk yu rëy am doole am kattan mën lu ne biotechnologie arme nucléaire lu ne am nañ ko waaye virus bi mënuñ ci dara yàllaa ko dogal ñun nag dogal yàlla lañ gëm li yàlla dogal si ñun mooy am waaye du ñu bàyyi kenn mu ñu tuumaal ci ay tappale amul justice française la amul procureur financier bu France tey Eliane Houlette ki yóbbu Lamine Diack ci enquête téyelu ko am na lu ko doy fu mu nekk ni inspection générale justice bu France ñu ngi koy enquête moom mu bañ ne du déféré Sarkozy wax na ko TF1 journal bi ne kii may doon rëbb di ma wax kii justice nee nañu ko kaa ñu déglu la moo bañ duñ déglu tey nag waa ji taxaw fii di ma laaj naan lu tax doo wujji France ma ne mënoon naa ko tontu loolu ndax Eliane Houlette dafa bañ a wuy inspection générale de la justice donc ay tappalekat lañu seen classe politique boobu moo gën a corrompu fi donc nag amuñu moral bu ñuy imposer nit ñi lii du procès wu moral procès wu droit pénal la mooy procès juridique judiciaire enquête judiciaire ak procès judiciaire da ngay junj tuuma mais da ngay indi preuve teg waaye te article Le Monde article L'Équipe suñu xaju buntu kër bi nekk ci dëkk bi Libération xam nu mu tudd su fi journaliste nekkee moo la ko ay xaju buntu kër ngeen lu ñu bind la ngeen bind ko waaye man sama téléphone mën nga jot information AFP wala AFP nga woo Massata man sax amul benn journaliste bu ma mos woo ma tëj sama téléphone wala bloqué la dama lay wuyu am na ñoo xam ne sax sama rakk mu ngi fii dama lay recevoir sama kër nga wax ma li nga gis ma ne la ah mbir bi de xaw ma ci dara waaye am na loo xam ne xam naa ci dara xaama wala yéeg génne sama coffre fort wala génne say documents yu nekk sama salon ma génne ne la lii mooy version bi man lii laa ci xam sax demee bindal li ko jot ak bindal li ma la woon loolu parallélisme des formes waaye duñ ko def dañuy jot benn affaire rek bàcc ay jot naa lu toll ni xamee ci masta Lamine Diack lii moom ils sont éclaboussés damay toog di xool éclaboussé que suñ ko doon def xam fan nañ koy def ca lañ ñu jiiñ ana 3 millions 450 mille euros yu athlètes yi joxe ana 1 million 500 mille euros yi ñu joxe pour financement yi anam droit de télévision bi ñuy wax naan Russie wan naa leen kayit bi fii 1 million 200 mille dollars ñu bind ci ordonnance de renvoi bi bind ci kayitu procès bi ne 6 millions la d'euros par force alors que bon naa leen kayit officiel bu télévision russe ak tontu bi Essar Gabriel ñu ne Habib Cissé ak Massata Diack ñoo ko négocier dañuy fen maag Habib négocier wuñu dara secrétaire général IAAF ci boppam tubaab la ni ñoom français la woowuñu ko ci procès bi du moom Essar Gabriel bokkul ak Pierre Weiss nekkul woon secrétaire général mu ngi jeexal 2011 donc nag dañuy bàyyi tappale jeex na lu ñu wax ñu bàcc dal seen kaw ba pare boole ci ay plainte nag jot na parce que mën nañ ko man fu mu nekk nii li xam ne tekk den seetaan sama papa lu ñu téye maam war ma loolu ci moom am yërmande loolu ci moom lu ma defoon tey fu mu nekk nii ñu fay ko ci moom mais su ma doon moom na suraale ginnaawam parce que wolof day wax naan ma pël a koy wax sàmm du mën kanam mën ginnaaw dégg nga pël yi suñuy rëbb seen gétt dañuy doxee ginnaaw duñ ko jiitu ndax lu ne si ginnaaw doo ko xam looloo ko dal ci ko wuutu moo ko war yëpp ci ay manipulation léegi nag sa gisee presse bi bari wax ji bari daf fekk nekk ñu ci dëgg ku nekk ci dëgg da ngay jël sa preuve dem ko tribunal constitutionnel doo Vladimir Mbek ba mu tooyee enquête en 1 an mënoon na boucler enquête am
ne Lamine Diack jot na ay preuve jot nga xaalis yaa ko wax jot nga waaw kon nag jot nga ko gis naa xaalis bi allez nañ dem correction teg la daal waaye mbalalal yi Le Monde ki ARD ZDF ay site internet yi ay googa yooyu yëpp ay tappale la li ñu bëgg mooy suul jëfam Lamine Diack def na fanweeri at ak juróom-ñeent biir IAAF nekk na ñaar fukki at ak ñett vice président ginnaaw Nebbiolo ba muy Nebbiolo dee jabaru Nebbiolo moo ko njëkk woo ne ko place bii de sama place jëkkër yow dong laa ko yéene dawal gaaw ñëw ñu seet nu ñu wutee ginnaawu président bi waaw mu ne ko dee doyu ma dañuy dem conseil ñu voté mu ñëw gars yi ne ko yow la ñu fal jox nañu ko ñeenti mandat wu ñeenti at kuy sàcc wala di luubal wala di def lu dul noonu duñ la jiital fukki at ak juróom benn saa yow nañu waxante dëgg waaw su may dégg yenn ñi sax nit di ko bind wala di ko wax ak ñu xam seen Lamine Diack fii ci Sénégal am ñu ko xam fii conservation foncière la nekkoon doon jaay suuf Cap Manuel ba Sébikotane su bëggoon riis luubal xaalis li ngeen di dégg tey scandale 94 milliards ak scandale moo ko gënoon yelloo moom da doon dagg suuf Cap Manuel ba Sébikotane Fann Résidence Point E fi mu dëkkoon su ko neexoon at bu ne mu daggal benn doomam wala jabaram 1000 mètres carrés wala 2000 mètres carrés tey muy jar 2 milliards ou 3 milliards dafa ko dooroom benn immeuble Sénégal ju la Lamine Diack moom man mii wax ak yow nii ak sama as tuut li ma am wax dëgg yàlla mënoo wàññil ma fi ay kër wala ay immeuble ci dëkk bi ndax ñun lenn lañu xam wala xar karam naa banni aadama lu ñu am def ko ci doomu aadama yi ñëpp ko xam si ñun suñu kër Rebeuss c'est la maison du bon Dieu sama maam Ibrahima Diack ñaari wax barigo la doon teg ci buntu këram il était chef magasinier à Morée-le-Prom barigo dugub ak barigo ceeb Rebeuss ak tund bi ku soxla ñëw tibb ba 5 heures tàkkusaan su jotee mu tëj këram mais lu mu ramassé Morée-le-Prom su ñëwee teg ko Maguette Diack ñëpp xam nañ ko fi dégg nañ ko mooy premier président de la fédération sénégalaise de football ba muy créé Ligue de l'AOF en 48 ba mu ngi bàyyi fédération di créé fédération en 1960 6 millions de francs CFA la fa ci bàyyi mooy magu Lamine Diack moo yar Lamine Diack mënul def lu dul noonu Aliou Diack magam muy dund il a 100 ans nekk na entraîneur foyer nekk na inspecteur général de la poste kenn mësu ko dégg ci lu ñaaw Lamine Diack donc nekk na ministre nekk na athlète nekk na secrétaire général fédération président comité olympique membre du CIO président fédération internationale xam naa nag nanguwuñu nit ku ñuul am raye yu toll noonu ba empereur du Japon émir du Qatar président Russie ñëpp di ko gis di ko bëgg di saafonte ak moom Vladimir Poutine suy gisee góor gi da koy nuyu fóon ko mos ngeen gis Poutine fóon kenn yéen ci monde bi mën naa leen jox photo léegi wan leen ko su koy nuyu da koy fóon donc kooku soo amee gëdd bu mel noonu am dayoo bu mel noonu bu ko jéem a yàqal soo ko santul gërëmoo ko ci li bu def bu ko xarab li tubaab yi def yëpp xarab nit ku ñuul la xarab nit ab jullit ab gor tuuma la mu muccul benn gor danañ ko setal nag bu mu wëcc danañ dem ak ñoom ba mu fa mu yem léegi pour tontu question yi gars yi posé Walfadjri moo njëkk a laaj affaire racisme moom loo xam ne suñu joueurs yi ñu ngi koy dund ci terrain football yi club yi ak yooyu ñu ngi koy gis ci sport bi fédération internationale de football tey ki fa nekk jigéen la sénégalaise la Fatma Samoura di ngeen gis léeg-léeg ay dépêche lu ne ñu koy bind ci moom am na benn jour sax mu recevoir El Hadj Diouf xam naa la ñu ne ay mbokk lañu moo tax mu signé ko contrat di yeñ patron Gianni Infantino tudd nañ ko ci procédure foofu ca Suisse kenn du ko attaqué ba ñu demee congrès FIFA bu mujj bi journaliste africain amuñu droit poser question amuñu loolu moom seen gëstu ma jox nañ ko Richard Naham moom ko yónnee bindal ma ne ma journaliste yi fekkee congrès FIFA kenn du wax africain yi ñëw nañu mettre la CAF sous tutelle ne dañuy gëstu CAF ndax mooy confédération boo xam ne doxul donc racisme ci sport bi bu mu leen bett waaye nag tontu yàlla gën parce que ba ñuy attaqué Lamine Diack en 2015 at bi ci topp yàlla dogal Fatma Samoura benn doomu Sénégal nekk secrétaire général FIFA muy poste bi gën a puissant ci sport mondial tey président FIBA benn malien la sa bamba mën nga ma ko seetal xam mu tudd monsieur Haman xaw ma wala Aman Ña donc Ablaye Seymour nekk na président FIBA Diagne Ndiaye ma nga comité exécutif bu CIO fexe na ba indi Jeux olympiques de la jeunesse fii ci Afrique donc yaa ngi ma bañ
di ma xarab waaye yàlla ak may teel Sénégal moo nar a njëkk organiser Jeux olympiques ci africain te ñoo gën a néew économie ñu ngi bokk ci économie yi gën a ndóor ci monde bi kooku mooy dogalu yàlla donc racisme moom noonu moom day tax góorgóorlu man loolu laa jàpp joueurs yi li ñuy dund metti na ñun ñii li ñuy dund metti na waaye noonu mooy day tax a góorgóorlu rek bi ci topp affaire droits humains ak yooyu wax naa ko ba pare samay avocat danañ ko layoo te danañ dem ba mu sës Alhassane Ba bu TFM nee na dootoo bàyyi dara mu jàll effectivement li ñu bindal mën nañ ko tontu ni gars yi di def woo benn journaliste fay ko ne ko bindal ma lii joxal ma lii na fuital ma lii ci site beeg yooyu mais mën nañ ko man dëkk naa Nigéria dafa am benn association bu tudd Sports Rights Association of Nigeria SWAN am na 350 journalistes sportifs Mitchell Obi ak Dan Ngerem ñi ko jiite foofu Nigéria samay xarit lañu dëkk naa Nigéria diggante 1999 ak 2003 yor fa société ñu ngi naan nit ku ñuul kii sénégalais bii ñëw fii di jël contrat yëpp ñu koy nommé par conseil des ministres normalul dañ koy xeex man leen ba baax na fu ñu bindee damay woo journaux Ade-Odekere journaux yu tàng ak journalistes yu ay dal seen kaw organiser benn tea party xam ni ñu koy waxee seen teg ay brochette ñuy naan seen yu sedd yi ñoom seen ay na kenn seen ji nekk tonique yooyu ñu waxtaan man na ne bàcc leen lii bind leen li kuy yëkkati kuy dem yëkkati jox la 30 000 naira suba sedd ñu attaqué ministre bi attaqué ñëpp ba méthode bande yooyu xam naa ko mën naa ko de mais dañ ma ci yar contexte bi moo ko permettre doomu jullit la mu nekk Sénégal nekk ci ndigalu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Sëñ Abbas Mbacké am na loo xam ne kenn du ma ci dégg moo tax du ma ko def mais mën naa tontu c'est très facile woo li commandité bindal gis naa sax sama benn xarit journaliste nit kilifa woo ko ne ko bindal lu ñaaw ci masta mu ne ko du ma ko def ndax xam naa masta xam naa lu mu sañ ak lu mu sañu donc léegi nag dépêche yi ñu leen di jox ni ko Aliou Golo ko waxee ci benn émission nee na opinion publique sénégalaise médias occidentaux yi ñoo ko façonné lu ñu leen wax rek ñu jëm ko ne gongo mais tubaab day fen fen nañu ci ba ñuy attaqué Kadhafi ba ñuy attaqué Saddam Hussein ne dafa am ay armes de destruction massive ñu attaqué ko général Colin Powell ak xaw ma kan dam ONU wax ne dañ ko war a kii George Bush neen daf leen def ko comme ça ñu motiver attaque Sarkozy ak de Cameroun fenn ñu ci Libye pour ñu justifier attaque OTAN ci kaw Libye ba rey Kadhafi donc li ñuy manipuler alors procès bi nag li may ñaan rek mooy ku ci xamul dara mais ñëwal laajte man tey def naa conférence de presse dossier bi lire naa ko il y a peut-être 3 ans mënuma ci wax lu bari nii parce que liiruma ko woon justice française ba ñu dàqee procès bi le 13 janvier ba le juin dañoo bañ ne dañ may jox dossier pénal bi ñoo ma ko jox le 3 juin à 5 jours du procès 9600 pages ma war ko lire si juróomi fan pour seet nu ma layoo mag sama avocat yi ñuy jokkalante parce que avocat yi nekk fi mënuñ dem ñu ngi dem bureau Ali Fall di def réunion de crise ak Moussa Sarr di bind ay notes di yónnee parce que 9600 pages yu jox ñu ko bëri ñu bañ ne duñu ko jox kon nag li ñu def ni ñoo ko tey yàgg nañ ci léegi nag su fekkee dafa am ñu koy defloo ma avertir leen de porte plainte Moussa Sarr di mën na ko def Ali Fall mën na ko def ay pénaliste lañ fii mbaxane benn mën naa fa dugg mais mosuma porte plainte journaliste xam naa lan pour man journaliste ay partenaire lañu sport mondial sa gisee moo am doole tey xam nga moo ko fa yóbbu média yi Juan Antonio Samaranch liggéey na ak moom c'est président CIO ma ngi ca àjjana nit ku baax ku fonkoon Lamine Diack Kéba Mbaye ak Afrique ak Lamine Ba dafa toog ne CIO mu ngi gagné $100 millions ci programme TOP mais Jeux olympiques ba tey amul gëdd gi mu war am léegi su ma bëggee Jeux olympiques am gëdd damay fexe ba 30% sama budget li ma gagné ci 100 millions 30 millions yi naa ko def ci hôtel bu baax pour journalistes yi naa leen defal centre Obi Center Media Center bu baax defal leen ay conditions de kii ay salles climatisées ay connexion internet defal leen parce que su ñu nekkee dans les bonnes conditions Jeux olympiques am gëdd tey looloo indi CIO am na presque 2 milliards et quelques de francs suisses ci keesam programme TOP bi man nekkoon naa ISL marketing liggéey naa fa juróomi at benn sponsor bi ñuy commencé ñu ko doon jaay $2 millions Jeux olympiques Barcelone ñu commencé jaay 20 millions
Atlanta ñu ne 50 millions de dollars ku fayal doo bokk nànk-nànk 2 millions lañu commencé mais médias yi ñoo ko def man moo tax musuma porte plainte journaliste parce que dama ne ëllëg si mën naa la soxla pour nga jaay sa benn événement wala nga jaayal ma benn club wala nga jaayal ma benn joueur parce que sa publicité laa soxla su ma la attaqué tey ëllëg si biir su ma ñëwee noonu da nga xam yow yóbbu woon mu yoon musuma attaqué journaliste dama naan su fekkee ne wóor na ma li ñu ma def du dëgg damay maanu bàyyi yàlla mu atte loolu laa mos fonctionné musuñu dégg Pape Master Diack a porté plainte contre un journaliste j'ai fait 28 ans dans le marketing sportif Nigéria du kii Nigéria dama woon defante ndax dëkkuma fa Afrique du Sud fekk nañu ma teg ma fetal stade FNB Stadium match Orlando Pirates Kaizer Chiefs ne may depuis bi nga fi ñëwee dañu gis ne contrat yi Pamod si li ñu koy jox dafa mel ni gars yi dañu lay nàkkal xaw ma nag lan mais sa fi toogee ma kuweere dañu lay génnee dëkk bi dañu lay rey man leen waaye yéen laajte leen Mandela moom fi indi ak Steve Chouette ñu ne bon man leen dem leen ci moto bi Camzache directeur cabinet wu Steve Chouette man Mandela moo demandé góor gi ne ko sa doom ji dafa ay ci marketing sportif nit ku ñuul li mu bokk na ci ñi gën mën ci àdduna dama bëgg mu toog fi ñu def ko conseil ministère des sports mu jàppale ñu ma toog te fetal lañu ma teg ci fin de match donc yii journaliste sénégalais yi def dafa tiit dafa yënga Nigéria ak Afrique du Sud ku fa dëkk mën nga dëkk fu ne j'ai fait 108 pays dans ma carrière téeméer rek fukk ak ñett dëkk visité laa ko musuma topp benn journaliste xam ndax lan tey ki may xarab suba moo may tàgg grand Pape Dieng mu ngi fii ak sama Pape Ndiaga Sam xam nañu Pape bi ki lay xarab tey fexeel ba ràññee Sénégal am na loo xam ne su ko defee lu baax ki ko war a xam dana ko yëg dana ko xam kooku su xamee baax na jarul ngay wane sa bopp jarul ngis ta man lii su dul instruction judiciaire li may wax nii rus naa ko wax utal naa sama kuréel papa tàngam wallaahi rus naa di ko wax ndax barke laa ci doon sàkku athlétisme amul dara xaalis football la nekk foofu nag moom damay ñafe di kii ñuy rayante di mbëkkante parce que les enjeux sont puissants ñaar téeméeri milliards ak juróom-ñetti fukk milliards de dollars la ñuy def ci football at bu ne lu ne ngay gis cokki xeex rayante waaw parce que xaalis bi moo bari waaw mais nag athlétisme 50 millions de dollars 25 milliards CFA comme 30 milliards par année mooy budget club Al Ahli wala Zamalek jarul xiiroo ngaayoo lii ku ci mënul maanu nag su ñu mënul jàppale mais maanu ci ba Platini amee problème Manuel Valls moo ko njëkk jàppale François Hollande jàppale ko toog nañu enquête préliminaire 3 ans fi ñu enquêté Platini 3 ans ñu ngi fa enquête juróom fukki fan pour Lamine Diack donc loolay wane ne ay raciste la ñu comme pour axaru Walidou dañuy dem ma jeex tout à fait mooy expression bi procès Sénégal moo gën parce que man fi laa dëkk samay société sénégalaise lañu li ministre Kilati Kaba wax lii naa la ko sa bëggee ñu defal la ci copie comme ça ay waxu Sénégal nanguwul mu ñëw ak Sénégal nanguwul mu dem yooyu waxu kaso la nañu ko teg fële Sénégal république du Sénégal la tudd suñu magistrat yi nga gis fii ñoo gën a taq magistrat yi nekk France taq nañ njàng téeméer yoon code pénal bu France ak bu Sénégal benn la amul benn différence ñoo bokk ci lépp kon mën nañoo àtte bi fi Lamine Diack mën nañu ko dellu si léegi mbir bi siiw na tuumal nañ ko ba pare mais bàyyi nañ ko bàyyi mu defar waaye nañ ko bàyyi muy dem ak ñëw gis njabootam di yeewu Rebeuss la dëkk mu taxaw si booru géej gi feexlu tuuti fàtte affaire yi suñ koy woo ñu woo ko mu ñëw tontu leen parce que moom dafa war a laver honneur li mu liggéey ci 39 ans mais bëggul mu nax saay man li ma liggéey ak moom juróom-ñetti at rek laa xam de bëgguma mu nax saay waaye nag li ma liggéey ci sama carrière 25 ans mais bëgguma mu nax saay bëgg naa comme ñu gën a dàq nañu ci athlétisme bëgg naa dellu ci football jàppale CAF temps yi dafa am problème amatul agent marketing jàppale fédération yi africaine yi may doon jàppale ay club ñu ne ma non dootoo exercer sport pendant 10 ans waaye fay chier faaluma leen